tey jëlee ci aljuma ji yëglekaay yi li ñu xëy ñu ànd ci ak Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu wér soxna Naata maa ngi lay fay nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. aywa li yëglekaay yi li ñu xëy ñu tàmbali ak l'observateur. ñu tàmbali ak l'observateur bokk na ci loo xamante ni itam bëri na ay yéenekaay yoo xamante ni daal dañ koy fësal mu di génn àddina ki nga xam ne nag moom moo di Mancabou mu ñuy wax anam mi nga xam ne itam noonee rek la mbir mi amee ginnaaw aw entretien boo xamante ni seex na ko ak maître Ousseynou Gaye mi nga xam ne nag moom mooy avocat bu ndem si yàlla si ak itam li nga xam ne nag moom moo di njabootam waaye xam nga ne procureur bi itam daal na génn addu ay kaddu yoo xamante ni moom lay expliquer Mancabou ana nan la génnee àddina bañ sax nag yenn ci ay vidéo yoo xamante ni mënees naa rek firndeel lu ni mel mu jàpp ne rek da doon mbëkk boppam ci mur bi ba noonee la daal di génnee àddina procureur bi moom moo gisee nu ni mel waaye itam ñaata jàppal ne ba tey ay kaddu yu waroo la yoo xamante ni diggante procureur bi ak itam njabootu ki nga xam ne moom moo di Mancabou dañ ko gën a faram-fàccee ci yeneen i ponk campagne bi mu ñeel li nga xam ne nag législative yi moom Pape Diop itam daal na jukki yenn ci ay projet yoo xamante ni boo gis-gis daal na koy amee mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di langue gi mbirum politique ba tey kenn koo xamante ni ay kaddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko ca place de la nation lu ni mel jural ko ndungu siin moom itam daal na siq ab waxtaan ak l'observateur moom ki nga xam ne moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly daal nay wax anam ba nga xam ne itam moom lañ ko watee imam bi nga xam ne itam jiite na ko ci kaso ba nam fa nekkee woon itam jaamu yàlla bu nga xam ne nekkee na woon na fa lam ci teg itam bokk na ci yéene bi nga xam ne am na ko ci président de la République du Sénégal moom Macky Sall la mu xam le mu di yéene bu ko dara lu bon waaye itam ndogalu yàlla moo tax mu daal di dem ci li nga xam ne nag moom moo di kaso bi Fatick ñu dukkaat ci leneen naata mun ñeel li nga xam ne nag moom moo di kile yi nga xam ne nag dafa réer mër boobu ak léegi moom Pape Mamadou Seck bi nga xam ne itam jiixi jaaxa am na ci anam wi nga xam ne itam noonee la rek daal di réeree kenn gisu ko kenn xamul ci lan la nekk ci la jamono ñu ngi wax rek mbir mi ñu daal di koy leeral ba mu leer nañ ñu àddu ci leneen mu ñeel enquête dikkaat ba tey ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di François Mancabou génn àddinaam film de la tragédie rek da ko daal di dippee promotion de l'innovation numérique Jatara mobilise du toll ci téeméeri milliards ci suñu ay koppar leneen itam loo xamante ni boobu ak léegi ñu ngi koy nemmeeku dëgmal élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi nga xam ne itam moom la ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo siq lang gi ci la jamono itam saafonte woo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku seen diggante ak askan wu Sénégal génn ko àddina Mancabou ba tey mu mel ni le quotidien itam daal na ci addu procureur la nga xam ne itam moom la wax enquête bi nga xam ne itam ubbi nañ ko ci wàll wi ngir rek daal di koy gën a lëñ bët leneen loo xamante nii nag ñeel na wàll wi mu soxal nag ñaar ñi nga xam ne ci la jamono nag état bu Sénégal mel na ni rek ku yepp loo xamante ni du xam fan la koy yekkaleel ak itam fitna woo xamante ni wala bokk gëtëng boo xamante ni askan wu Sénégal dina ko amal seen diggante ak ñoom inauguration ca diwaan bu Ndar Géej moom président Macky Sall daal di delloo njukkal bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Ousmane Masseck Ndiaye ak itam ABC Alioune Badara Cissé leneen loo xamante ni itam Descos ci la jamono nag mi ngi koy wéyal di ko amal ci Dakaaru ak itam Diamniadio maanaam mi ngi gën a leeral li nga xam ne nag moom moo di xal wi mi ngi ci page 4 bu le quotidien beneen ab quotidien di 4 le soleil mu soxal nag li nga xam ne moom moo di aéroport bu yees bi ak itam futur hôpital bu diwaan bu Ndar Géej jàppal ne lu toll ci juróom-ñaari milliards ci suñu ay koppar yoo xamante ni nag daal nañ koy sóob ci wàll wi lu ni mel itam jur mbébét wi nga xam ne moom président Macky Sall am na ko ca diwaan bu Ndar Géej ku ko wax itam wax wa nga xam ne moom moo fa nekk président Macky Sall la nga xam ne itam naal na ko ñu ngi ci koy nettali ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 jàpp page 3 bu le soleil ñu witiwaat beneen nag yéenekaay mu di libération dikkaat ba tey lu ëpp ci ñeenti milliards ci suñu ay koppar yi nga xam ne nag dañ koo sàccoon ca SICAP ñaar ci ñoo xamante ni njort nañ ne ñoom ñoo jëf-jëf ju ni mel tegoon nañ leen yoxo ba nuppi itam soxna Naata daal di leen di libéré lan moo tax daañ ko xam ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 ginnaaw itam aw lañ bët boo xamante ni des na ko def beneen lañ bët mu soxal itam mbirum Ndeye Diop moom Abdourahmane Mbacké
ci la jamono nag ñu koy toppee lépp lu ñeel wàllu assassinat ak itam acte de barbarie ci jëf ji nga xam ne itam daal na koy jëf am ci lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar képp dong ku moywul itam dina jeexal aw dundam ci li nga xam ne nag moom moo di kaso bi soxna naata tribune dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Mancabou ci la jamono itam yenn ci ay kàddu yoo xamante nii nag njabootam daal dina koy biral mu di nag mu ñu leeral mbir mi am na rek la tëree maanaam seen ak doom lan moo ko tax mu daal di faatu ndax itam seen i ay kàddu ak kàddu yi ki nga xam ne moom moo di procureur dëppoowul benn yoon tax na itam ñu daal di rek bëgg ñu àddu ci benn mbir mu ni mel Walf Quotidien itam daal di dikkaat ci wàll wi waaye itam wax na ci leneen mu ñeel langue politique fii ci réew bu Sénégal Yewwi Wallu ak itam Benno ku ci nekk ci ñoom itam ñu ngi wax fa nga xam ne fa nga tëlee ak itam fa nga mënee mu ñeel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di tête de liste yi baccalauréat général xam nga ne jeudi la rek daal di tàmbali daal nañuy wax itam mbir mi nan lay tëree mu mel ni nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di élèves yi diggante Matam ak itam Rufisque ba ci sax Ndakaaru ñi nga xam ne nag noonu la ñu songee épreuve yi ñu koy nittali ci li nga xam ne moom moo di Walf Quotidien Les Échos dikkaat ba tey ci lépp lu soxal génnuk àddina bu Idrissa Goudiaby ca diwaan bu Ziguinchor la contre-expertise prévue lundi à Dakar lu nu mel la rek daal di xëy fësal mu mel ni itam coow li ci génn àddina itam bari na mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 5 bu Les Échos ñu àddu ci beneen naata mu di bés bi le jour ci la jamono itam mu mel ni état bu Sénégal dafa mel ni rek ku yëpp loo xamante ni xamul fan rek loo koy nit li askan wi mu mel ni itam sànq maa ngi koy wax lu soxal itam gëtëm bi nga xam ne itam ñu ngi ko gëtëm ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Mancabou ak itam ki nga xam ne itam ci la jamono ñu ngi koy wër xalifa mondial de la Tidjaniya au Sénégal depuis hier mel ni itam marhaban bikum la ñu koy wax ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 bu bés bi le jour ñu wutali leneen ginnaaw bés bi le jour mu di laas dikkaat ba tey ci procureur kaddu yi nga xam ne itam yëkkati na ko ak itam vidéo bi nga xam ne itam mooy firndeel anam wa nga xam ne nag noonee la génne àddina ginnaaw coow li nga xam ne itam am na ci wàll wi journée d'inauguration ca diwaan bu Ndar Géej moom njiit bu réew mi anam ba nga xam ne itam noonee la ko amalee delloo njukkal wi nga xam ne delloo na ko njukkal ak ñenn ci ñoo xamante ni seqoon na ak ñoom langue politique bi fii ci réew bu Sénégal Vox Populi dikkaat ba tey ci mbirum François ak itam anam ba nga xam ne noonee la génnee àddina avocat wi nga xam ne moom moo koy layool kaddu yi mu addu ak itam njabootam li nga xam ne itam wax nañu ko ci wàll wi ñu utali beneen ab yéene kaay mu di source a dikkaat ba tey ci décès wi nga xam ne annoncé nañ ko mu ñeel Pape Amadou Seck mi nga xam ne nag dañ ne dafa rek daal di rëcc la panique de Sonko lu ni mel la rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 sortie du procureur de la République ak itam épouse bu François Mancabou ñoom ñaar nag lañ daal di xëy fësal li nga xam ne nag moom moo di seen ak nataal mu mel ni itam ay kàddu yu waroo ba tey lu soxal itam ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ ay gaañu ay oto yoo xamante ni itam daal nañ koy caxatee mu ñeel jàmmaarloo wi nga xam ne nag amoon na ci diggante partisan yu Ahmed Aïdara ak itam ki nga xam ne moom moo di Racine Talla ma nga amee ca diwaan bu Guédiawaye la fay yàqu-yàqu bari na yoon sax itam daal nañ koy tudd ci wàll wi le témoin dikkaat ba tey ki li nga xam ne itam amoon na rek ak wàll ci mbirum yoon ba tax na itam génnum àddina ñu koy laam-laamee enseignement supérieur baccalauréat général atum 2022 bien démarré pour près de 150 000 candidats yoo xamante ni nag daañu sëgg ci li nga xam ne nag moom moo di épreuve yi ñuy wax bonne chance élèves yi nga xam ne itam ñoom ñoo koy amal ci les jamono Sud Quotidien dikkaat ba tey naata ak li nga xam ne nag moom moo di mbirum ki nga xam ne moom moo di François ak itam kàddu yi nga xam ne moom procureur bi daal dina koy yëkkati record mu mel ni itam mi ngi wax ci li nga xam ne nag moom moo di Chelsea visite médicale bi nga xam ne itam moom défenseur bu réew bu Sénégal wi daal dina koy amal mu di Kalidou Koulibaly lépp itam jàppal ne nee nañ gongo ndax itam jaar na ci yoon lépp lu soxal itam li nga xam ne moom moo di grand début de Koulibaly le 20
juillet incha allah Cheikhou Gueye il est à tout pour réussir en Angleterre mu mel ni itam lu ni mel rek la daal di xëy fësal wàllu làmb yi itam record daal dina koy xëy fësal Balla Gaye 2 jamono yi nag daal nañ koy avertir ku def lu ni mel wala bokki amal lu ni mel di Gris Bordeaux ci combat yi nga xam ne nag nam nañ koo amal ñoom ñaar war a laale moom Gris Bordeaux la mu xam le mu di du ko may dara maanaam fépp foo xamante ni Balla lal na dina laal li teg leneen ñu wutali beneen yéen kaay mu di stade dikkaat ba tey ci nataalu ki nga xam ne moom moo di Koulibaly ak itam Mané Niancho ñoom ñaar nag mu mel ni ñoo xamante ni ñoom ñoo bokk yoon wi nga xam ne nag moom la ñu jaar ci li nga xam ne moom moo di seen carrière comme des frères jumeaux la rek daal di titré Gana Gueye Galatasaray mu mel ni itam daal nay Mbaye Diagne àdduna ci li nga xam ne nag moom moo di mu dikk foofe waaye lam ca toftal mu mel ni nag stade daal dina koy xëy fësal ñu àddu ci leneen mu di sunu làmb ñu jeexalee ko Khadim Ndiaye mi nga xam ne itam daal dinay àddu taxaw itam fa nga xam ne foofee la taxawoon ci diggante ki nga xam ne moom moo di Sa Thiès ak itam Reug Reug mu mel ni nag Sa Thiès amul benn chance moom itam ci digganteem ak Reug Reug mu mel ni itam moom Khadim ka mu jox bopp nag moom moo di Reug Reug ndax jàpp na ne moom képp dong moo mën a daan ki nga xam ne nag moom moo di Sa Thiès ci léewtoo yi nga xam ne namu nañ ko amal pàcc wu njëkk wi mu ñeel li nga xam ne nag moom la yéenekaay yi xëy fësal ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat naata gën koo faram fàcc incha allah. incha allah yëglekaay yi li ñu xëyee ci kanam Cheikh di nga ko yaatal laataa ngay dem Cheikh nga indil ñu benn journal bu ci mel ni l'Observateur daanaka journaux yëpp sax nag ci la ñu xëyee tey jile muy conférence de presse bu procureur di addu ci faatu François Mancabou Chérif moom déjà dafa mel ni sax moom laataa muy def conférence de presse di wax ci anam yi nga xam ne moom la waa ji faatoo am njabootam wala ay mbootaay yu féete ci société civile bi ñoom génn nañu wax seen i kàddu ñu ne ñoom gëmuñu sax ni moom François Mancabou dafa ñëw rek faatu maanaam am na lu ñu ko mettital ca garde à vue am ca police ba mu mujjee ñàkk bakkanam. tout à fait parce que boo xoolee certificat de genre de mort bi médecin bi dafa bind ne mort accidentelle loolu nag ba mu ko waxee jaaxal nu ñu bëri parce que il fallait quand même expliquer à l'opinion lan la mort accidentelle wund ndax ki nga xamante ni mooy François Mancabou bi ñu koy jàpp ci événement yu 17 juin yi passé dara wokk ko donc bëgg police bi ñëw di ko interpeller aussi dara jàpp ko donc li nga xamante ni kon mooy lieu yi nga xamante ni moom leen wax lieu de détention yi déjà bu fekkante ni da nga nekk sous un régime de garde à vue nga nekk ci commissariat wala brigade de gendarmerie wala ñu jàllal la nga dem ci kaso je pense que ña la jàpp seen responsabilité mooy na nga fa duggee nga génnee fa. ñu lay teg gët saa su ne. fa nga ëppee comme son nom l'indique garde à vue fa nga ëppee sax sécurité. maanaam on doit être plus en sécurité dans une prison. wala ci lieu boo xamante ni ak nga nekk sax sa kër. ci yoon bu dee donc am réew wala état de droit noonu lay doxee mais li nga xamante ni mooy mbiram Mancabou bi dañ ko war a leeral mu leer. parce que Sénégal nag comme ni nga ko waxee yàgg na yii di am après ba jant bi di fay comme ni ko Idrissa Seck doon waxee du leer parce que lii dafay amoon jamono ko fi nekkoon ay jamono yéen a ngi fàttaliku kii di Omar Blondin Diop ça nous rappelle l'histoire de Omar Blondin Diop parce que danañ dem après duñ xam fan lay mujj moo tax nag procureur bi démb génn na mais ñim yey aussi bariwul bu dee dañuy wax rek te yàlla tax parce que argument yi nga xamante moom la teg ci table ji yeyut nit ñi donc y a un problème terrible de communication boo xamante sax jógee ci procureur bi parce que bu fekkante ne dañ ne am na film boo xamante ni fukki minute ak ñett la yuy wane ne moom ma nga doon mbëkk miir bi ñu bëri li leen jaaxal mooy loolu nan na mën a amee pendant 13 longues minutes mu taxaw di foo xamante ni commissariat central waaw parce que sûreté urbaine ma nga ca commissariat central bu Ndakaaru te bu ngeen fàttali ko mbiram Boy Djiné daaw tamit la même chose kan ka jàppaloon nag dañ ne dañoo xëy ñu xaru na parce que pañe la xawma lu njàmpee la daal di xaru loolu donc war naa dakk ci li nga xamante ni moom mooy réew donc enquête indépendante war naa am autopsie également war naa am ci li nga xamante ni moom moo tax ki nga xamante ni moom mooy Mancabou daal di ñàkk bakkanam parce que bu fekkente ni mbiram torture la loolu dafa garaaw parce que torture moom gis nga Sénégal sax dafa signé convention internationale jëm ci xeex li nga xamante mooy torture dañ ko jàppee sax comme crime de guerre ñi nga xamante ñëpp ay tortionnaire lan daanaka dañ leen di yóbbu ay CPI ak yu ni mel dineen fa àtte loolu moo xamante ni kon fii ci Sénégal donc war naa dakk ci li nga xamante ni rek moom la nemmeeku ci brigade yi ak commissariat yi nga xamante ni quand même moom moo nekk ci biir réew mi parce que lii li tax nit ñi war koo ñaawlu mooy mën na daal ku nekk te impunité également baaxut maanaam yu mel nii am ñu ne loxo laal na ca après du mujj fenn et cetera ëllëg bu la dalee aussi foo ko yuuxoo du am te Sénégal war nañoo weesu yu ni mel donc nit ki
parce que étape bi waxuñ kenn moo def maanaam dañu jot rek. absolument donc benn tribunal condamné gul ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mancabou mi wala ñi nga xamante ne moom lañ àndal donc li nga xamante ne moom moo am muy administration président de la république moo fi taxaw koroog ba courant coupé fa nga xamante ne moo ca hôtel ba. ne léegi affaire culture de la sanction amun ko ci réew mi donc lii aussi administration ñi nga xamante seen loxo laal na ci yu mel nii. pourquoi on ne les sanctionne pas. parce que ça nous amène même à parler de l'affaire Mamadou Seck parce que le directeur de l'administration pénitentiaire a parlé sans convaincre lui aussi parce que li mu wax aussi. vraiment wax daal sareet la voilà loo xamante ne parce que communication boo xam désastreuse aussi comme le procureur d'ailleurs parce que taxaw ba pare di saraxu nit ki naan ko ñëwal mais y a une contradiction sax sëñ Seck bu dee mi ngi dund. bu déggee lii est-ce que dana ñemee di dem ci kaso parce que bu dee ay nit dañ leen jàpp ci kaso ñu ñàkk seen bakkan lii ku ko dégg doo nangu war sax tu te rends quoi donc am na loo xamante ne vraiment il faut nit ñi dellu soit li nga xam ne mooy xel ñu jiital aussi yërmande empathie parce que on doit pas banaliser la mort parce que la vie humaine elle est sacrée. nekk kaso du caagin ni xëy na dañ laa war a toroxal wala dara Alaaji Malick lu ñel ci wàllum enquête bi ñëpp moom la ñuy wax ñu def ab enquête bu jaar ci yoon mais ñu ngi naan enquête bi waruñu koo dénk division des investigations criminelles parce que ñoom la ñuy incriminer waa police la ñuy incriminer ci lii ndax nee nañu ci régime garde à vue bi ci la ko li ko dalee. waaw lu mel ni moom bu ñu bëggee mu leer ab policier mënta maanaam càmbar mbirum policier ndax li ñuy wax juge partie mënul nekk. donc dossier la bu nga xam ne comme ni ñu wax dañ ko war a jox la gendarmerie ñu leeral ko te li ci lëndëm dafa bari. génn procureur bi taxul dara leer. tout au contraire dafa gën a nësaxal xel yi dafa gën a lëndëmal liñ doon njort ci problème mu Mancabou parce que moom ñu ngi ko hospitalisé le 25 lañ ko yóbbu fële nga xam ne moo di hôpital principal. jabaram Clémentine Coly Mancabou ay coordonnées ma nga police. bi jëkkëram nekkee ci jafe-jafe mu nekk contact premier bu nga xam ne moom la ñu war a contacter kenn contacté wu ko moom moo ñëwal boppam ba police ñu ne ko sa jëkkër ma nga sauvetage ci la daw dem sauvetage fekk jëkkëram toog ci chaise roulante loos wa dëng deret sang ko jëbi ñu taf ko taf bopp bi buñ nee da doon mbëkk ay mur là aussi ça pose problème parce que vraiment mënoo nekk dans les locaux de la police du yow rek lañ jàpp encore une fois ay nit ñu bari la ñu jàppandoo à moins que nga nekk cellule bu nga xam cellule isolée lay doon te comme il y a des caméras de surveillance yuy wane nit ki muy mbëkk ay mur duñ la bàyyi nga mbëkk ay mur ba lor sa bopp parce que ni ko Chérif waxee léegi une fois nga nekk ci loxo yoon moomatuloo sa bopp ci dara sa sécurité sa intégrité physique lépp mi ngi ci loxo yoon kon boo nekkee di mbëkk ay mur pendant 13 minutes. te kenn jàpp la loolu problème lay poser encore une fois day gën a lëndëmal yëf yi boo fa nekkee di mbëkk ay mur ñu xool caméra de surveillance yi gis ni yaa ngi nar a lor sa bopp dañ la war a jàpp mënate la mettre la en sécurité ba doo mën a lor sa bopp. donc encore une fois mbir mi lëndëm la lool kii mooy Clémentine Coly Mancabou mooy soxna François Mancabou te condition yi mu décrire ci jëkkëram ni mu ko fekkee anam yi mu ko fekkee metti na ba fa metti mën a yem encore une fois li ñu koy tuumaal ñun suñu yoon newu ci doomu aadama buñ la xësee jàpp nañ la def traitement doomu aadama mais on a l'impression que dañu delluwaat ci jamonoy Gestapo di jël nit di ko bundu xataal di ko toroxal di ko torturer ba mu ñàkk bakkanam loolu war nañ ko dépasser ci réewum Sénégal jamono ji et la lumière doit être faite dans cette affaire là bu dee ay vidéo yu muy mbëkk la nañ ko partager mu leer bu fekkee ni nag du loolu nañu jox enquête bi ñu ko war a jox mu leer nañ ces avocats ont été catégoriques que François a été torturé à mort. Et je pense que ça doit être tiré au clair. nee nañ vidéo bi dinañ ko verser ci dossier bi. verser ci dossier taxul ñu yor nañ ko partager ñu dinañ ko won famille bi lañ wax ak association ñi ci war a jot ci parce que am na yoo xam ne du n'importe qui moo ko war a manipuler quand même parce que bu dee loolu am na mais loolu aussi comme ni ko Malick waxee rek man foofu laa doon terminer parce que moo tax sa war nañ cee dégg aussi kuréelu ordre des avocats parce que Sénégal dafa xaatim aussi boo nekkee ci wàllu convention parce que UEMOA ci wàllu règlement yi xam nga normalement 5 ans nañ suñ sax procédure pénale ba nga xamante ni dès les premières heures de la garde à vue am nga droit am avocat loolu officier de police judiciaire sax ñoo wartul nangu di denc
avocat teewul pour seetal seen der te loolu comme mi ngi am tam te waa àq ak yelleefu doomu aadama la à mon avis war nañ cee dëgg avocat yi ñu gën koo xeex aussi pour Sénégal di ko respecter parce que looloo fi taxoon si vous rappelez bien mbirum dem si àlla Thione Seck ñu daal di annuler procédure parce qu'on s'est rendu compte que moom amutoon ku ko taxaw donc loolu aussi day loo xamante ni war nañ koo soppiwaat bu baax a baax gën a jiital en tout cas li nga xamante ni mooy wàllu humanisme ci li nga xamante ni moom lañ daan def parce que le procureur aussi li mu wax ci port d'arme bi autorisation bi le document qu'on a vu port d'arme na tamit benn voilà c'était en 2015 autorisation boobu c'était en 2015 alors que le procureur dit que l'autorisation de port d'armes de monsieur Mancabou est frappée d'une caducité de 15 ans ak léegi ça fait 2005 alors que li ñu gis ñun c'est 2015 lañ ci bind te ki ko signé aussi c'est une autorité du ministère de l'Intérieur. muy ñaari communication boobu yow maanaam autorisation port d'armes boobu li waral moom Mancabou mu am ko. moom moo nekkoon garde rapproché Cheikh Tidiane Gadio pendant 10 ans. ba pare agent de sécurité la. ba pare agent de sécurité la bi ñuy jàpp Cheikh Tidiane Gadio ca États-Unis moom boobu fekk na moom mu nekk garde rapproché Cheikh Tidiane Gadio est-ce à dire que moom bi ñuy jàpp Cheikh Tidiane Gadio en 2017 10 ans d'invalidité kuy bu nga xam ne valable pendant 10 ans kon Mancabou dafa yor arme dugg États-Unis arme bu nga xam ne amul autorisation de port d'arme dem États-Unis c'est pas cohérent il faut ñu wax nit ñi dëgg ci li xew nit boo ko jàppee responsabilité sécurité mi ngi ci sa loxo. bu deewee ci say loxo ta responsabilité est totalement engagée. mbir mi nag nañ ko leeral ba xam fan la war leen di mu njëkki nga. Marcel finalement dégg nañ procureur mu wax ba mu noppee ndax xel yi gënutu lëndëm sax finalement li mu wax. Les affaires sont liées muy mbirum François Mancabou ak Pape Mamadou Seck parce que ñoom ñaar ñëpp lañ doon tudd ci li ñuy duppee ak force spéciale. seen communication ñoom ñaar. procureur bi ak directeur administration pénitentiaire. C'est ça pour l'affaire d'abord François Mancabou je trouve que la justification du procureur elle est trop légère à la limite fallacieuse bu ñu dégloo li mu wax et que à l'instar de la quasi-totalité des Sénégalais. man mi sama wàllu bopp xel bi dalul ci justification bi mu joxe ndax comme ni ñu ko waxee ñu admettre que ne mbir yi peut-être ni ko procureur waxee noonu la demee mais pendant 13 minutes quand même on se demande étant donné que ay vidéo day nar a am ci ginnaaw ce qui veut dire que amoon na ay caméras de surveillance peut-être au moment des faits bu fekkee ne noonu la demee et pendant 13 minutes une personne qui se torture toute seule normalement nit ci fa nekk war nañ mën a ñëw arrêter ko voilà wallu si ko parce que booy dugg cellule on prend toutes les dispositions pour ne justement pas que tu sois en face de ce genre de situation voilà tekki sa ceinture voilà genre yu mel noonu parce que justement pour éviter que nga faat sa bopp yow mi sax ci biir cellule yi donc mu di loo xamante ne il faut vraiment que la lumière soit faite comme ni ko organisation droits de l'homme yu bëri waxee ak certains hommes politiques ndaxte tamit fokk mu doon benn enquête indépendante comme ni ko Malick waxee mënul doon li nga xamante ni ça inculpe la police ba pare ñu bëgg ci dugalaat police ci mbir bi à la limite qu'on mette la gendarmerie donc mu nekk benn enquête indépendante et puis l'un de ses avocats daal di préciser ne que c'est bañ ko indilee procès verbal bi ba mu ko bañee signé la ñu commencé di ko torturer donc même Mary Teuw Niane bi nga xamante ne il est par exemple on peut dire qu'il est encore ba léegi ci parti au pouvoir si j'ose dire qui est PCA quand même de Petrosen moom nee na qu'il faut que la lumière soit faite une mort est le drame extrême pour une famille une communauté pour le pays tout entier donc ñun Sénégal ñun ñëpp ci am tristesse bi quand c'est le cas ndaxte benn rek bu demee ci suñuy compatriotes dafay indi tiis pour ñëpp donc loolu waral la moindre des choses la maigre consolation li ñu mën a delloo famille am en premier et peut-être askan bi après mooy ñu xam li xew réellement merci beaucoup Marcel du question de camp du question ay camp pouvoir wala nangam parce que lii question doomu aadama la question de droit de l'homme mën na arriver à tout le monde voilà même bu doon terroriste la dafa am li naan respect des droits de la défense dafa am gis ngeen France la fa xew ba ki dem Salah Abdeslam mi nga xamante ni denc nañ ko ñaata yoon est-ce que mos ngaa dégg ñu toroxoo te gis nañ mu boobu fa ay bakkan yu bëri gis nga transparence dafa leer te toll nañ jamonoy communication yoo xamante ni il faut ñuy tàggat
muy force de défense et de sécurité yi fan la école yi ni formé muy magistrat yi ci wàllu communication. parce que soxna si comme ni nga ko waxee génn na y a une semaine wax mais bu fekkoon ne Mancabou ba mu blessé déjà génnoon nañ def communiqué wala nangam kat ne ba au moins dinañ préparé voilà nii la amee avant muy faatu voilà boobaa aussi tu prépares l'opinion et cetera ñu mën a xam donc yooyu nañ ci gën a góorgóorlu également ci wàllu communication di transparent mbiri di leer. merci beaucoup Chérif jërëjëf léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.